Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes de Waalo Digital News, bienvenue et merci de rester fidèles à nos programmes. Tey nag ñu ñëw di leen indil émission bu bees émission boo xamante ni c'est purement sportive émission boo xamante ni sport kese lay wax mu nekk une toute nouvelle émission Pro Sport. Ce sera sur Waalo Digital News tous les 15 jours boo xamante ni uniquement Pro Sport comme son nom l'indique. Émission boo xamante ni ça va concerner uniquement le sport professionnel. On va voir chez les footballeurs, chez les athlètes, chez les lutteurs bien évidemment, mais également au niveau des arts martiaux. Aujourd'hui pour ce premier numéro ñu am mbégte di dalal un talent confirmé, un talent averti bi nga xamante ni mi ngi nekk dans l'ère professionnelle nekk ci club boo xamante ni moom la ñuy wax Thiès FC. Tout à l'heure on va le découvrir ensemble. Il s'agit de Makhtar Diop, un avant-centre de métier. Il a déjà fait beaucoup de choses à travers le football amateur, notamment les navétanes. Aujourd'hui, il commence véritablement à titiller véritablement le haut niveau à travers li nga xamante ni moom moo di la Ligue 2 professionnelle, à travers li nga xamante ni moom moo di Thiès FC. On va essayer de parler avec lui, on va essayer de le découvrir dans son ensemble véritablement. Et dans cette émission, vous allez découvrir aussi ses potentiels, vous allez découvrir évidemment ses qualités en tant que joueur, mais en tant qu'humain aussi. Inch'Allah, ak yéen, on va essayer de découvrir l'homme. ziar nañ la nuyu nañ la bàyyi la nga nuyoo ak internet Waalo Digital yi. Omar maa ngi lay siyaar di bëggee ñëpp ñu xam ne ñoo ngi suivre Waalo Digital di leen wax tey ñu ngi leen di dalal fii si diwaanu Ross Béthio ngeen di am Makhtar Diop di évoluer si championnat Ligue Pro de Ligue 2 quoi nekk attaquant Thiès FC. Makhtar merci beaucoup attaquant Thiès FC. Je pense que ni yombul tey ñu fekk la fii yaa ngi da ngay defar sa yaram da ngay foos yi qu'est-ce qui se passe. waaw ñëpp xam nañ championnat bi lu mu demee ak feebar bi fi nekk muy Covid 19 bi sur ce même tout le temps dañu nekk di ñu jox ay programmes yoo xam ne ñoo ngi koy def genre dañuy nekk di maintien rek dañuy nekk di maintien tout le temps quoi pour garder forme bi xam ni suñu commencé waatee rek du ñu am benn problème. donc kon tey fii mën nañ jàpp ni da nga fi nekk pour garder la forme mais est-ce que dafa nekk benn programme boo xamante ne yaa ko liggéeyal sa bopp wala ñi la jege wala sa club ñoo la ko jox. si ndax tout le temps maa ngi dégganteeg sama coach mu may jox ay programme waaw parce que moom tout le temps dafa may wax sax nañuy def de longue distance 30 minutes après ñu ñëw def gainage abdos loolu la wax daal pour ñu maintenir suñu forme. Makhtar bi ñu ñëwee fekk nañ la commencement bi nga def quelques footing benn temps boo xamante ni jël nga ko certainement échauffement la woon. am na lu ñu ci jël mais après lan moo stop. waaw comme ni nga ko gisee rek jël nañ benn 10 minutes def footing pour tàngal yaram yi tàllal muscle yi pour mu bàyyi après ñu ñëw si exercice bu ñuy def bu ñu xam ne suñu coach moo ñu koy defal quoi ok maa lay def. ok donc tout à l'heure ñu àndandoo xool yan exercice la.
nañ séance boo xam ne gëj nañ ko def sax mën naa wax parce que temps yëpp maintien lañ doon liggéey booy xool dañuy def endurance ñëw abdo gainage mais tey liggéey nañ séance yoo xam ne yeewaat nañu xol yi xam nga xool suñu physique fu mu toll quoi war a def séance bi baax na si ñun trop. tey li ngeen travaillé dafa mel ne que aspect tactique ak aspect physique moo si ëpp. waaw dañu travaillé aspect physique surtout physique bi booy xool def nañu ay résistance en plus xaw nañu appuyer si aspect technique quoi waaw séance bi daal def nañ séance bu cool daal. mais dafa am ñaari gars yoo àndal ñoom ñan la. waaw ki nekk sama droite moom sama frère la tamit di sama seex di sama xarit waaw ki nekk sama gauche ki man ak moom depuis xale la waaw. ànd nañ fu nekk daal. naanu caayin quoi. waaw def nañ lu nekk mooy loolu daal comme samay nit laa àndal tey quoi. sinon tey boo ñu doon ñëwal un peu ci saison bi championnat bi début bi ba fi ngeen taxawee nan la meloon ci sa côté. waaw sama côté booy xool championnat ren comme que dama jóge si national 1 bi dem Ligue 2 day nekkaat beneen jàngat quoi mais début bi xawoon na métti parce que Ligue Pro bi ak amateur yamul ñëpp xam nañ loolu. moo tax début bi metti woon na trop ñu ñëw dugg hivernal génn ñu blessé toog une semaine entraîné wuñ loolu yëpp joué si moo tax suñu début championnat xaw tar quoi mais booy xool fin championnat bi avant ñuy génn si kii mercato yi dañ leen doon def championnat bu baax. mais après par rapport ak coach bi ak groupe bi est-ce que demoon nga ba gagner place ba convaincre staff. si booy xool sama match yu mujj yi dama defoon ay ngandi match mais genre li woon ak problème beeg coach bi mooy dafa bëggoon ma jouer comme excentré quoi loolu moo xawoon indi jafe-jafe ak kii bi quoi ak match yeeg yooyu noonu. donc mu nekkoon loo xamante ne ci benn côté pour nga dund ko dafa jafe woon daal ak wàllu polyvalence beeg yooyu. si jafe woon na trop parce que ñoom bu ñu may recruter wuñ moom comme excentré dañ ma récupéré woon comme neuf avant centre quoi. moo tax su ma ñëwee ba si biir loolu dafa nekkoon lu jafe woon si man quoi adapté waaw. voilà mais au fil du temps biir championnat bi capacité d'adaptation bi club bi comme ni nga ñëwee woon di doog a jógee national 1 ñëw national 2 c'est vrai que métti woon na mais nan nga réussir adaptation bi. waaw comme benn instant man dama jàpp jour dëkkul fenn loolu bu fekkee yaa ngi koy def sa bopp foo dem da ngay nekk parce que booy xool man équipe bi ma nekk daaw dama fa def saison bu baax te def sa boobu mooy doon sama première année dama ñëw def saison bu baax comme mën naa wax ni genre lépp si bopp la quoi waaw gaa équipe bi ma nekk ren début bi métti woon na mais bañ demee ba si biir adopté naa quoi. bon Matar dafa nekk frère ba nga xamante ni wax dëgg yàlla ku baax la mën naa ne jàppee ma ak sama rakk sax mais sama cheikh laa ko jàppee quoi parce que bon nëbbuwoon si dara voilà te yàlla def na ni même bu amee match Thiès man damay jógee des fois Ross Béthio ñëw uniquement pour seetaan ko dama ko fan noonu la demee ndax man moom wax dëgg yàlla quoi bu ma ko gisee muy football rek damay am plaisir bu bëri bu may ressentir parce que dama xam ne li muy def dëkk mën quoi voilà di sàkk si ñëpp ñaan nag ndax xam nga moom yoonu football moom doy na waar te dafa yaatu naka ñëpp ñaanal rek incha allah am nañu yaakaar si moom daal. mais est-ce que daa xool football parce que on se rappelle sa coup franc yi nga dugg. non man daanaan la moom si yu bëri si ma si lu bëri li muy def si man lay roy voilà bu dee bit man maa ko jàngal ndax maa ko dàqoon dugal téeméer junni yoon coup franc yi muy dugal yëpp si man lay roy voilà yaa ma gën a xam mais guerrier la ñëw voilà man nag dinaa wax tuuti par rapport ak carrière am quoi ndax ñëpp a xam na ne Ross Béthio la nekkoon di football nawetaan yàlla def mu jóge fi dem bokk com di fa football man yooyu yëpp dama ko daan suivre te lépp maanaam transfert bu mu def rek man day am daf may laaj ba pare avant mu koy def quoi loolu dama ko kay santé ndax cër boobu jox na ma ko li naan xale day jox cër magam mag tamit jox cër xale loolu ñu ngi koy dund suñu biir quoi bon ñëw na nag mu jugee bokk jam dem Waldaan FC def fa saison bu rëy wax dëgg yàlla voilà boo xoolee sax Waldaan ak Thiès FC bi mu nekk nii ñoom ñoo nekkoon ci tête bi Thiès FC moo jëloon première place bi Waldaan deuxième te moom dafa daan def ay match yu baax bu daan football ak Thiès FC loolu moo tax Thiès FC xar tànk tuba ni booy bi foo jaar mu football si moom bon mu jógee tamit national dem Ligue 2 xam nga loolu tamit avancement la voilà ku jógee national dem Ligue 2 mu def tamit ay match yu baax man am na ay match yoo xam damay jóge fii dem di ko seetaan mais damay gis ni day def lu baax voilà surtout tamit mu nekk xale ndax équipe bi mu nekk moom moo si gën a nekk xale waaw te am na match yu bëri yu ma koy seetaan bu ma ñëwee damay fekk mu football avancement des fois mu football excentré mais dama koy conseillé di ko wax ni football moom maanaam bëgguma sax joueur bu taxaw naan man fii mooy sama poste voilà polyvalence bi moom foo dem da nga ko war a wane quoi xam ne moom yàlla dafa def benn affaire si moom aar bi moom daf si fort fépp
muy football bi muy fecc bi muy fépp ambiance beeg yëpp léegi voilà mais dañ koy ñaanal jàmm ndax man xam naa ne talent bi mi ngi si moom tamit gars yi doole ko ñaan pour mu xam ne tamit milieu bi mu nekk milieu bu sensible la te milieu bu fiir la aussi voilà da nga boo ni joueur laa bëgg a nekk da ngay respecter li ngay def bu ko defee rek yàlla jàppale la si. waaw mën naa ni nawetaan bi ak national bi amuñu différence bu bëri quoi waaw mën naa loolu parce que terrain yi ñuy footballee ci nawetaan yi rek la ñuy footballee national te ligue pro bi moom dañu ni forcément bu ñu ko footballeewul ci synthétique bi dañ koy footballee ci gazon naturel bi quoi am na différence bu bëri parce que booy xool nawetaan affaire koñ la te championnat wute nag nawetaan niveau yi sax bokkul booy xool ñun ba ñuy jug gaa ñun ci nawetaan la ñu génnee booy xool nawetaan lañ ne football ay nit gis ñu jóge fi dem waali daan def ay test yàlla def ñu jàll test yi nekk di compétir ci national bi di évoluer booy xool daaw nekk nañ ci meilleur buteur national 1 bi loolu moo tax ba Thiès FC gis ñu jël ñu quoi mën naa am na différence bu bëri booy xool nawetaan national 1 ba ligue pro bi am na différence daal foo dem tamit da nga fay jàng lan lu bees nga jàng ci ligue pro bi. dafa gën a professionnel parce que préparation bi am niveau pro bi rek amul fële amul ci national parce que fii dañ lay préparer hivernal nga dugg hivernal liggéey génn ñu teg la ci conditions yi xam ni daa mën a dem jouer ji ci nga yëg sa bopp que ni yow yaa ngi dugg ci milieu professionnel quoi waaw. justement adaptation bi ci phase hivernale yi. parce que hivernal daan nga ko dégg. na nga koy defee ligue pro ak ni muy amee ci amateur du benn fait lu mu dee am na benn temps bu ñu exiger regroupement fermé et cetera est-ce que foofu yomboon na surtout sur charge physique bi. métti woon na trop loolu moo tax ma ne la début championnat boo doon xool dañ ci dugg ak blessure quoi parce que dañu def hivernal boo xam ni mësuma ko def booy xool quoi waaw lu bees la ci man ma ñëw mais alhamdulilah dugg nañ ci adapté liggéey ba yàlla def jaamu quoi mais kii woon na daal nekkoon na lu bees ci ñun waaw jàngat nañ ci tamit lu bëri quoi. comme ni ma ko waxee léegi mais sa copain bi naan ataaya rek la woon. non ndaanaan la nag. sa copain bi xoolal naan ataaya rek la woon ak dam mu baax. non ndaanaan day yëngal de. ak dam mu baax 90 minutes lay yëngal. fii mooy borom de. non mooy borom Rosette de 90 minutes nga dugg xam nga fekk gars yi bàyyee ko taxaw fee def heure bu arbitre gisul wu cax mu dugg gars yi naan yow. loolooy doggali. ah loolooy doggali. boy lu bees lan moo fi indi tey yow kenn invité wu la nga ñëw. oui sama gars yi moom fi indi tey. si liggéey nañ fi liggéey boo xam ne loo xam ne gëj nañ ko liggéey ndax li xew balaa bee tax moo tax loolu yëpp ñu gënte koor gi sax daan nañu liggéey lu bari 20h bi noonu dañ daan dawi avant 20h di ñëw ñu daw dugaat nekk sama gaale noonu def ay étirement yu baax teg suñu ay polo nekk ci ba benn heure ñu dem suñu yoon. des fois nag sama copain ma am ak moom problème parce que des fois bal bi daw mu war a def benn téye crochet affaire yooyu noonu ma xaw yëngu quoi waaw ma xaw yëngu loolu daal laa xam ni moo may boole ak ñoom quoi mais bu weesoo loolu moom macha allah quoi parce que ñoom ñi ñëpp ay talent lañ yàlla def na lépp lu ñu jël ci niveau fii communal ak kii niveau départemental ñii lañ ci àndal. kon yàlla na yàlla sàmm daal defal ñu jàmm xam nga àndal saxal ànd bi quoi ba fépp fu ñu dégg jour yu mag yi ñu dégg ñu fa xam nga yàlla na ko yàlla defal daal. di la sant di la gërëm Omar aussi di encourager encore Matar bu baax a baax activité bu nga xam ne moom la nekk nii lépp lu mu si bëgg yàlla may ko si parce que mën naa ni sport suñ koy wax rek donc que fii ba suba mën nañ fi ba jógee Matar nit la koo xam ne nit ku baax la. parce que lu tax mu baax mooy ki ni xale bu fekkee fu ñu ko yemloo fa lay yem rek que donc loolu avantage la rawatina sportif que toujours li ma koy wax sport dafa fiir que nee naa la sportif rek la mën àndal que donc à chaque fois que du ma noppee di ko expliquer benn bis tegu mooy ki ni Matar am na talent ba Ross Béthio gépp xam ne ni Matar am na talent c'est vrai que ni li ma seex du bare di ko encourager que mu gënaat fonk entraînement am gënaat fonk ay nawleem xam ne aussi nit ku ne si kaw suuf que da ngay am ay nawle que donc rayukaay dafa am. que tey mën naa ne tey dafa war mën jël benn crise bi nga xam ne donc mi ngi Real mi ngi Juventus du moins que def ko exemple que ni man war naa mën egg foofu wala tey mu jël benn Sadio Mané que ni Liverpool que ni war naa mën egg foofu ñun foofu nañ koy xaare soo gisee denk moom bu amee benn affaire ñun ñëppay ñëw taxaw rek sax parce que dañu xam ni bon si kattanu yàlla bu soobee yàlla dañu may loolu parce que yaa suñu njort que déjà jiitu na foofu te xam nañ ni yàlla dina ko defal keneen koy def mooy encourager ko que di ko
gërëm bu baax a baax que di encourager aussi ay parents am parce que mën naa ne tey carrière Matar ñoom ñëpp jàpp nañ si parce que tey say mën naa ne tey muy ay kilifaam papam yaayam ak ay frère am ak ay sœuram que ñooñu ñëpp taxaw nañ si carrière Matar parce que tey mën naa ne Matar donc amatul benn problème boo xam ne déjà que dañuy am problème pour di dudi si Matar daal lu ñuy wax mooy que ni Ross Béthio gépp ñaanal ko que donc man fa laa koy xaar te aussi fa laay xaar waa Ross Béthio di ko encouragé bu baax te mën naa ne su ma doon wax fii ba carrière am dafay nekk loo xam ne dafay jël temps que donc pour man la wax tuuti si moom rek mooy Matar daal yan na ko yàlla sàmm ñun ñëpp donc. dañ siy barkeel rek man daal dama naan benn tungani daal ah. waaw moo doon génte gars yi di dàq xale yi dàqaale ko. Alors, chers internautes de Walo Digital News, merci beaucoup encore, bienvenue. Ñu ngi suñu deuxième partie émission bi nga xamante ni mooy Pro Sport nag tey ñu ci recevoir ki nga xamante ni moo di Makhtar Diop di avant-centre bu Thiès FC. Je pense que ni si première partie bi suivre nañu lu bari par rapport ak ni nga xamante ni noonu lay gérer période de passivité bi nga xamante ne mi ngi li ko waral moo di situation coronavirus bi ñu dem terrain fekk ko mu nekk di travailler di toujours pour garder la forme loolu yëpp rek ñu découvrir lu bari. Mais également ñi nga xamante ni aussi ñoom lay àndandoon à l'entraînement ñu découvrir que ni c'est un programme spécifique boo xamante ni moom lay dérouler uniquement pour essayer éviter d'être surpris par la reprise du championnat. Tey nag ñu si deuxième partie bi ñu fekk si que fii chez lui avec sa famille son père et cetera Makhtar tey après première partie bi ñi ngi sa kër nga dalal ñu voilà fii mooy fan. waaw fii mooy suñu kër. D'abord maa ngi leen di nuyu yow Omar di nuyu képp ku xam ne mu ngi suivre Walo Digital News di leen wax tey yéen a ngi dalal Makhtar Diop avant-centre Thiès FC. fii ñu la fekk nii exactement si où. waaw fii mooy suñu kër. waaw fii mooy suñu kër fii laa juddoo fii laa yoroo ku xam Makhtar xam ni fii la bokk mooy suñu kër la. tey boo ñu dellusee tuuti ci fi ñu tëjee démb muy par rapport ak li nga xamante ni moom mooy say perspective maanaam li nga xamante ni moom nga yóotu ci kanam c'est vrai que démb waxtaan nañu championnat bi nan la demee et tout ni nga ko dundee mais li nga yóotu ci kanam à l'issue du championnat lan la. waaw boo xoolee boo gisee jour buy football rek mu ngi rêve nekk professionnel te ñun loolu mooy suñu rêve gaa ñoo ngi ci championnat bi. di def lu ñu mën ak lu ñu mënul pour jéem a xam nekk professionnel incha allah. mais ci loolu naka nga koy liggéeyee parce que ku ne xam na ni championnat Sénégal yombul y a des hauts et des bas situation yi concurrence bi et cetera naka ngay dundee loolu pour mën a àgg ci objectif bi. waaw comme ni ma la ko waxee woon démb rek dama ni la lépp loo booy xool lépp ci bopp la te ñun ay joueurs lañ. te jour bu nekk rek pare nga pour lépp lu ñëw nga kii ko quoi waaw ñun daal ñoo ngi ci suñu liggéey nekk ci championnat bi waaw di liggéey lu xam ni ñun xam nañ lu ñuy liggéey ñun war nañu mën a yóbbu fu sori daal. mais ci biir loolu am na parce que xam nga joueur buy football nekk ci environnement bi di xëcc vers le professionnalisme dina am environnement bi muy ne bokkul ak environnement wu mbedd mi muy li ñuy wax l'environnement familial. par rapport ak mbokk yi am di jàmm yi papa ji yaay yi les frères sœurs et cetera naka ngeen di dundee ak loolu aussi ban apport la am ci yow. waaw am na apport bu grand ci man parce que man booy xool bi ma nekkee di football ba léegi sama famille ñu ngi may supporter tout le temps ñu ngi nekk di ma conseiller affaire yooyu noonu te yooyu noonu daf may tax ma xam fu ma jóge tamit. daf may yokk daal daf may yokk jom pour ma bañ leen décevoir quoi. mais amul benn jafe-jafe boo xamante ni yaa ngi koy dund parce que c'est pas facile nga am famille boo xam ne daf lay comprendre gis ni am nga talent ci lii war nañu mën a def le paquet war nañu mën a encourager la pousser la et cetera parce que ñu bari généralement da ngay gis joueur di wax sama papa wala sama yaay dafa bëggoon ma jàng bëggoon ma defi ji métier et cetera
jour bi mooy ñaxeel boppam mais dafa mel ne yow c'est le contraire. non boo doon xool début bi xawoon na kii parce que nga nekk di jàng tëb rek nii da nga bëgg a def football foo booy xool jour yu bëri lii nii jaar nañ ci parce que kenn du gis sa doom di jàng tëb ni day nañ ci parce que kenn du gis sa am na si yu nu jaaroon affaire yooyu noonu mais léegi daal alhamdulilah waaw. y a le soutien du père de la mère et cetera. waaw sama famille ñëpp ñoo ngi mooy. jërëjëf Makhtar gis déjà comme ni ñu ko waxee ak léegi ak moom ngay papam mu nekk ci football bi comme ni ñu ko junjee léegi est-ce que ci début bi yomboon na nga teel a gëm ni da nga ko war a encourager ci football bi. jërëjëf Omar li Makhtar wax rek loolu moo am Omar yàlla def na man samay doom wasul naa si sama àq jéem def tout pour que ñoom ñu jàng mais li mu wax dëgg la man gëmuma woon football bi man li ma gëmoon mooy mu jàng li may jox si firnde mooy dem naa ba jëlee ko collège Ross Béthio yóbbu ko collège Ndiaye pour mu jàng fa la amee BFM man xam naa ne am na xelu jàng mais am na jamono bëggutul woon jàng ndax football man li ma ko doon gëmloo mooy football ak jàng mën na ñaant parce que boo demee si école football yi dañuy jàng dañuy football mais moom li mu gëmoon mooy football rek te su ma la waxee dëgg am na jamono mere naa ko ndax loolu mais nit nag bu demee ba nga xam ne am na bëgg-bëggam rek te ma xam ni benn tànk pied droit ou pied gauche mën na créer ay milliards te ñiy jàng bu ñu amoon diplôme bu dul jeexeet dañuy bëgg wuti milliards finalité bi mooy milliard finalité bi mooy am xéewal ah ma ne comme loolu la gëm aywa ndax El Hadj Diouf muy tey jii nekk professionnel man doon naa la ko wax barke démb sama armoire bi ma jëkk a defar bi ñu koy defar El Hadj Diouf ngay jàng métier menuisier sa ndar kon ma gëm ni ah comme gëm na lool ah nañ ko si encouragé. dégg nañu paa bi li mu wax léegi nga xamante ni moom mooy voilà ni nga nekkee ak say frère ah nekkee ko ak sa famille et tout. tey loolu diggante baay ak doom déjà lan moo nekk foofu mais également yow sa wàllu bopp ak say frère. waaw boo xoolee loolu samay frère ñoom gaa samay mag lañ mais jox nañ ma cër boo xam ni genre delloo naa leen cër boobu noonu en plus ñoom lu ma ko mën a expliquer mooy. c'est la famille quoi. waaw c'est la famille daal c'est la famille. c'est la famille xam nga rek ñoom nekk nañ ay mag yu ma taxaw di ma conseiller tout le temps amul ku ma si dul conseiller même su ma nekkee plein championnat dañ may woo di ma conseiller affaire yooyu noonu xam nga man awma lu leen gën awma lu leen sut tamit te nit ku nekk sa famille nga am te sama famille ñu ngi may jàppale bu baax a baax xam nga di ñaan yàlla lépp lu ñu mbébé si man yàlla def ko xam nga yàlla saxal ànd bi daal. mais fi ñuy wax naan Matar mën na football yëpp man mënuma ko seede parce que man mësuma ko seetaan lu dul benn yoon muy football wàlli daan Thiès ma toog ba yàgg rek Cheikh woo ma ndaw ni ma Matar day football tey ma ne tey dinaa ñëw stade bi ma ñëw stade 10 minutes la seetaan ñu def mi-temps mooy ma ñibbisi mais avant may ñibbisi fi ma toogoon supporter yaa ngi koy jëw naa booy bi booy waalo la di wax noonu mais booy bi am na gabarit footballeur booy bi ku ko defar dana nekk international man daal xam nga diggante doomam ak waajuram su ñu waxee loolu maa nga génn naan macha allah si la déggee jëm bis boobu laa ko ma set kon léegi option mooy bëgg football et ma gis ni yaayam ay sœuram ak ay frère am ñëpp ànd nañu ñoom si option boobu dañu naan ma papa kii bu réussir football ñun ñii ñëpp dootoo wax suñu wax ah ma ni kon ay la yewoon yàlla nag si yàlla jàppale looloo tax personnellement ma héberger ko à Thiès pour mu nekk si man may veiller si ay situation ba tey mu ànd ak xaritam Mamadou ñoom ñëpp ñu nekk Thiès corona ba moo leen fa jële donc loolu jàpp naa ni j'ai changé de sentiment mais le sentiment mérite encore un engagement motivé. waaw sélection nationale bi ñu ngi siy bàyyi xel bu baax parce que jour buy football ñaan nga yàlla benn jour ñu sélectionné la équipe nationale
ñoo ngi siy liggéey xam nga ñoo ngi siy liggéey bu baax a baax te yaakaar nañu incha allahu dinañ ci kii quoi dinañ jour dina ñëw ñu woo ñu sélection équipe nationale. waaw ñu ngi siy liggéey daal. te di ñaan yàlla tamit yàlla jàppale ñu. xam nga ba loolu ñuy yóotu yàlla defal ñu ko incha allah. mais entraîneurs yi nga xam ñoo ne ci attelage bi que ce soit muy ñoom Youssouf Dabo ñoom Malick Daaf et cetera ñi nga xam ñoo ne ci attelage boobu yëpp est-ce que ñooñu mos nga amanteeg ñoom benn contact. non mosuguma am ak contact ak coach équipe nationale yi. mais maa ngi leen di souhaiter ñu seetaan championnat bi parce que am na talent yoo xam ne ñu ngi si. te am nañu niveau international quoi. waaw te maa ngi wax que ñoom ñu xaar ñu. parce que ñoo ngi liggéey te bëgg nañ ñëw équipe nationale. parce que war nga mën a am place si junior bi et yow sax sa jëmm da ngay fàttali ak benn attaquant bu nekkoon si junior yi ñu koy wax Alsane Diouf bu nekkoon Teungueth FC. waaw surtout nag te booy xool li ñu attaque équipe nationale yi genre booy xool ñu bëri dañu am taille. te jamono yi may waxante ak yow booy xool avant centre yu bëri ay pivot la ñuy doon. ñoo ngi siy liggéey daal ñoo ngi siy liggéey di ñaan yàlla leeral yoon boobu noonu. actuellement préparation reprise bi nan la dafa mel ne sa gàlle ngay toog nii relax. waaw man de sama génn bëriwul su ma xëyee des fois nii su ma demee daw yi matinal bi su ma ñëwee maa ngi sama gaale. ngoon si ma takk sama daala dem entraîner ji lépp pour pare kii bi quoi luñ koy waxatee. reprise bi. gars yi nee nañu mën na football mënuma ko seede mais lan moo des am fulla si li ngay def ba ëllëg foo mën a def fa test yàlla dimbali la bu ànd ak dogal borom nga réussir te moom xam na ni mayuma ko dara dama koy conseiller di ko yedd pour mu def fulla si li muy def am na nañu première tentative mais comme man dama prudent te tentative bi nii ko bëggoon taxañee dafa garaaw ma ni man daal du ma sacrifier sama doom comme ça rek mu dem nii comme ça d'une manière informelle ça je ne le fais pas yàlla def na ma vérifier tentative bi fekk y a pas du sérieux ma ne nañu teg boobu si suuf amoon na deuxième tentative boo xam ni ça devait être cautionné même par la fédération nationale de football boobu d'après vérification mënoon na nekk mais démarche ba desoon na mais comme waajur yi ànd nañ si seen ñaan mën na diligenter mbir mi mais li ma wóor mooy nii même avec corona ñoo ngi waxtaane pour que tout juste après corona su possibilité amee rek mu dem. justement kon mën nañu jàpp ni à partir de tey fi mu nekk nii wala situation bi ni muy évoluer en tant que papa yow yaay le manager primordial. est-ce que xalaatu leen des contacts avec par exemple des agents pour mën a faciliter mbir yi parce que aussi yooyu ça fait partie des circuits professionnels. waaw xam nga boo fàttali ko final bi gars yi organisé woon te mu avorté. xam nga maire invité woon na Ferdinand Coly. Salif Diao. ah plutôt Salif Diao. mais lan la si jublu woon. pour mu découvrir potentialité yi. xam nga yooyu Omar ay bunt la. ay bunt la effectivement. bunt yi yow si sa bopp Omar sax yow. mooyu la. parce que Matar mi moo ma waxoon ni ma Omar sama coach loon. te yow barke démb bi ñuy ànd di dem ñi. def noonu débat si Matar. macha allah. kon Walidane ak FC Thiès. ay wujj lañu. gis nga bi muy dem FC Thiès. sama grand frère bi nga xam ne dirigeant la. moo ne ma Matar kenn du ko testé. am na gars yoo xam ni bind nañ pour ñu testé leen mais Matar kenn du ko testé contrat lañ koy defal d'office kooku source de motivation la bi ñu demee ba jamono xelu xale jàpp ko mu ñëw Ross Béthio xaw ma Tabaski la xaw ma 31 je ne sais pas mu xaw fi yàgg dellu si bu mu dellu see coach am dafa meroon coach bi bu meree c'est parce que soxla na ko si équipe bi waaw man message bi may wax mooy ñi ŋànk football bi fii ci Sénégal ñu jàppale joueurs yi parce que championnat Sénégal metti na torop te conditions yëpp réunir wuñu kon nag maa ngi ñaan ñëpp képp ñi ŋànk footballu Sénégal ñu jàppale joueurs yi bu baax a baax jàppale club yi aussi parce que joueur mënul dem sans club mënul dem sans joueur xam nga
tamit yàlla jàppale ñu feebar bii fi nekk yàlla jëlee ko fi ñun ñëpp dellu suñu activités yi xam nga mën ko neexal quoi waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp tamit di bëgg sama gaay yi jàpp si émission bi waaw di sant tamit waa Waalo Digital. jaajëf waay rafet na. ok donc chers internautes de Waalo Digital News c'était ça Pro Sport ak Makhtar Diop moom la ñu recevoir pour ce numéro donc nii la prochainement ñu am beneen invité toujours ci même émission Pro Sport on se donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro.